jërëjëf Aïssatou Faty jërëjëf kon mbokk ñu weel ak émission bi ak abbé Alphonse Birame Ndour mi nga xamante ni kon moom mooy curé paroisse Saint-Paul bu Grand Yoff. abbé tey nag bis bu mag la muy tàmbale koor gi ci diine chrétienne ngeen ko wax mercredi des cendres loolu lu mu symbolisé. laata may egg foofu bëggoon naa leen nuyuwaat. jërëjëf yéen a def bi yëpp jaamu ju bëri. amiin rafet lu liggéey bi ngeen di def liggéeyu xamle ak yëgle. di ñaan borom bi suñu yàlla gën ko aar gën ko jëbale kanam. ni nga ko waxee ñu ngi tàmbale kooru chrétien tey ci jàngu catholique mu di bés bu am solo ci alarba bi muy alarba doomu taal mercredi des cendres alarba doomu taal li mu tekki nag moo di ibbitewu koor gi. waaye ci biir ibite koor gi am na ay jëf yoo xamante ne moom la ñuy gën di feddali ci wàllum njàngaatu mees yi ak yi ci tegu bëggoon fàttali sax njëkk ne bésu tey ji suñu njiit yi suñuy kilifa diine monseigneur yi dañu ko jagleel ngir xeex mbas mi ñaan bésub ñaan ak bésub dellu si dëgg ci borom bi suñu yàlla ngir ñu sukk ci moom daal di sàkku ci moom dimbal ngir mbas mi lee mën fee jóge nu mu gën a gaawee loolu waral alarba doomu taal bi ñu koy seetlu ci biir njàngaatu yu mees yi ba ñu koy tàmbali am na ay kàddu yu am solo yu jóge ci biibal bi yoo xamante ni moom la ñuy rusal ci bés googu dëgg la muy ci njàngaat bu jiitu bi yonente ba Joël rëdd ko di ci naan tuub leen dëgg dellu ci borom bi suñu yàlla du dong xotti seeni yëre waaye xotti seeni xol itamit te gën a jege ñaataleeg borom bi meneen kàddu gi mooy bataaxal ba Paul mu selma bind chrétien waa Corinthe di naan na ngeen jubbantil seen bopp ak borom bi laissez-vous réconcilier avec le Seigneur na ngeen jubbantil seen bopp ak borom bi te dellu si waat ak seeni ngëm jëpp ak seeni yaakaar yëpp ci borom bi suñu yàlla kon loolu buñ ko ëmbee bëgg nañu firndeel ne waxtu gi la waxtu tuub la waxtu dellu si ci borom bi suñu yàlla te ñetti tànk yi koy yóbbu nag moo di koor gi ci boppam moo di ñaan gi itamit séedoog miskin yi ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla soxla nañu dimbali doomi aadama loolu moom la ñuy firndeel tey léegi doomu taal yi nga xamante ne nag moom la ñuy jëfandiku ci bés googu am na ñu bëri ñu jàpp ne xanaa galaaj la waaye baax na ñu xamal ay tegtal baax na ñu xamal nit ñi nii c'est vrai que question la boo xam ne ñëpp dañ koy laajte mercredi des cendres pratiquement ñëpp xam nañ ko mais li wund doomu taal bi aussi bëggoon nañ ko xam voilà li ko wund nag moo di déjà aada la diine boo gis dafa am fu mu soxee ko dëgg la dafa di aada boo xamante ni ca njëlbeen ga sax yaawur ya daan nañu ko jëfe mu di mandargawu suufelu ak dellu si ci borom bi suñu yàlla ci wàllu googu la ñu doon sangoo doomu taal gi wala sax ñu toog ci muy firndeel ne moo ngay suufelu te gëm ci borom bi suñu yàlla am na beneen jàngaat bu ñu ci mën a génne sax mu di ni nga xamante ni matt mën na sëy ba doon doomu taal mën na doon deewum nit ki ci baakaar daal di dunduwaat ci li nga xamante ni moom mooy li ñuy xaar ci moom gën a jege borom bi suñu yàlla moo tax doomu taal bi bu ñu koy diw ci nit ki dañu koy fàttali ñaari kàddu ba ci jiitu mooy na nga fàttaliku ne yow ci sa bopp pënd nga te di nga dellu ci pënd nit ki nga xamante ne moom la borom bi suñu yàlla sàkkee suuf dana delluwaat bés ci suuf sa ñaareelu kàddu gi moo di na nga tuub dëgg te nangu kàddu wu borom bi maanaam nga gën a farlu ci li nga xamante ni moom la borom bi suñu yàlla santaane te nga koy dund ni mu gën a rafete ñu jëm itam également ci les vendredis saints mu bokk également ci carême ndax mënoon nga ñu itam firndeel lan mooy vendredi saint ak lan moo wutale vendredi bi àjjuma bi ak yeneen bés yi nga xam ne moom ñoom ñoo bokk parce que ku nekk xam na ne carême bi ñeent fukki fan la mais vendredi bu jot vendredi saint lañ koy woowee lan mooy vendredi saint ak lan moo ko wutale ak yeneen bés yi alors aljuma bu sell gi effectivement ni nga ko waxee wute nag yeneen aljuma wu koor gi wala sax aljuma wu at bi ci biir koor gi ci njeexital ga am na li ñuy oowee semaine bu sell gi semaine sainte gi mu ngi tàmbale ci arxemes gi arxemes aljuma ba ca gaaw ga ci ñetti fan yooyu nag la ñuy gën a farlu ci li jëm ci wàllu koor gi
aljuma gu sell gi boo leen ko déggee li ko wundu moo di mooy bés bi nga xamante ni borom bi suñu yàlla sonn na ci coono yu jéggi dayo ñu daaj ko ca croix mu daal di dee ci kaw croix boobu ci kaw loolu nag la ñuy gën a féddali li nga xamante ni mooy suñuy takkute ndege kii lee dee ci kaw croix gi li nga xamante ni moo ko ci sóob du lenn lu dul musal àdduna si nangu na joxe boppam bokk ngir askan gi ngir àdduna si mën a mucc looloo waral aljuma gu sell googu ñu ekkati ko te ci bés boobu dong ci biir at gi la dul am mees bu ñu jàng mees li ñuy def ci at boo ci bés boobu plutôt moo di ñu jaamu croix ga jaamu croix ga nag boo leen ko déggee du encore bant bu ñuy jaamu xërëm bu ñuy jaamu waaye ci ginnaaw bant gu li muy tekki moo di kii léegi nga xamante ni moom la ñu daaj ca croix ga borom bi Yeesu eh bien moom la ñuy jottali nga xamante ni moo di suñu jaamute ak suñu takkute looloo waral aljuma bu sell léegi ci cendre yooyu yaa ngi ko doon wax sànq gis na ni doom bi des fois ci jëy yi lañ koy def ñu nekk ci jamonoy mbas nees ko mën a def ba loolu te respecter les gestes barrières état donné que daanaka jàngoro ji bëggul contact waaw ci fan yu néew suñu gannaaw monseigneur cardinal Sara li nga xamante ni moom la ñu dënk fële ca Rome lépp li nga xamante ni moom moo laale li jëm ci njulite gi ci diine gi am na benn bataaxal bu mu bind daal di yëgal àdduna si sépp jàngu bi law ci biir àdduna si nii lee la ñu war a dundee doomu taal googu ci wàllu mbas mi ni ñu ko war a dundee nag jël lañu suñu matuwaay itamit daal di yóndee bataaxal ñi nga xamante ni ñooy jiitu paroisse yi l'abbé yi ñi ci gën a bëri ngir ñu dundee ko noonu nañu ko daan defee moo di gannaaw bu ñu barkelee doomu taal gi ba noppi dañu ko daan rëdd ci jéewu nit ñi ci wàll gi li nga xamante ni moom la ñu santaane moo di njëkk ci wàllu barkel boobu l'abbé bi comme d'habitude dina barkel doomu taal bi gannaaw loolu dina wax li nga xamante ne moom la doon wax ci ku nekk bu téewee fàttalekul ne pënd nga suuf nga te ni nga dellu ci suuf voilà dina ko wax benn yoon ci wàllu googu daal di takk maskam daal di ñëw nag ngir mënu kaa wasaare ci kaw nit ñi nañu koy wasaare itamit du doon wasaare maanaam da koy wis voilà dañ koy wis mais du ko def ci jëb yi ni ñu ko doon defee nii voilà dañu koy wis ci kaw bopp nit ki ndaxte li muy mandargal loolu ëpp solo sax xanaa jëf bi moo tax li ëpp solo ci mbir mi moo di doomu taal gi lee di ñuy fàttali ni dañoo war a suufelu te ci delloo ci borom bi voilà xam nañ ni mbas mi bi mu fi duggee ba léegi sax léegi mu mat at le 2 mars bi rek ñu dem ci at mais boobu léegi restriction yi bari na lool te gis nañu jàngu bi tamit daf ko jëloon trop au sérieux mu mel ni at a ngi nii fonctionné wu leen comme ni ngeen war a fonctionner normalement ak ban impact la am ci jàngu bi waaw naam dëgg la bi mu tàmbalee ba léegi su ma ko fàttalikoo le 2 mars la ñu tàmbalee di dégg coow bi di ciy bëri le 7 mars suñu njiit yi la ñu njëkk a bind communiqué ngir justement wax nit ñi ñu jéem a def seen kentulaay kattan ngir saafanteeg lépp li mun a dàkkal mbas mi ci wàllu googu itamit ñuy dem ba le 17 mars mu am ñetteelu communiqué bu ñëw dàkkal lépp luy ñaanaatu yu mees ci anam yoo xamante day dajale mbooloo bu bëri ci kaw loolu nag li ma ci njëkk wax moo di métit bu rëy la woon ci taalibe yi parce que tout simplement nit ki nga xamante ne bëggoon na jot yàlla ba ñu xañ ko jotuwaayu yàlla ga xëy na mën na def dara ci moom wante nag lii ëpp solo moo di li ñuy aar doomu aadama bi moom mooy li nga xamante ni moom la ñu gën a yëkkati te gis nañu itamit jéego yi mu def ci wàllu googu ndaxte gis nañu ne ca njëlbeen ba wax dëgg yàlla téewoon nañu ba mbas mi loraange bu mu waroon a mën a lore egguñu ci woon sant yàlla léegi ci wàllu impact bi nag ngëm gi xëy na bokk na ci waaye comme ni ko doon sama benn morom daan waxee nee na seytaan yi ba mu toogee ki yàlla daal di wéet ak moom ne ko yow maa ngi banneexu ndaxte tëj naa ñaanukaay yi jumaa yeeg jàngu yeeg yooyu borom bi ne ko fa nga tëjeeg ñaanukaay yi foofu laa ibbee ay ñaanukaay yu bëri ci kër yi dëgg la donc mu mel nii nit ñi dañoo gën a farlu ci wàllu ñaan ci biir kër gi déjà ci ñu gëm gi ñu gën ko fëdd bi wàllu économique c'est vrai que ci jàngaatu mees yi
la ñu doon am addiye yi ket yi waaw. d'accord donc ci wàllu googu aussi wax dëgg yàlla bu ñu waxalee yàlla te yàlla tax kese wóor na ne am na woon ay sooxe amoon na ay jafe-jafe am na ñu bëri ñoo xamante ne wax dëgg yàlla amoon nañu ay jafe-jafe alors ñun nag du ñu nekk di jooy ci plateau bi naan fond Covid bi bokk nañ cee bokkuñ ci déedéet ñun yàlla la ñuy dundee yaakaar la ñuy dundee yàllaa ñu tax a jóg moo tax wax dëgg ci wàllu googu dëgg la métti woon na waaye paroisse yi itamit yëpp nañu organiser wu pour que justement métit bi gën a mën a koy am ngërëmal Jésus Christ sax moo gën a alal dëggantaan dëgg la wéeru ci moom rek wéeru fu dëggal wéeru ci waaw. léegi am na beneen tamit gis nañ communiqué boo xamante ni kilifa yi génn nañ ko semaine passée daal di recommander ay prières ci bisab tay bi nga xamante ni moom ngeen tàmbali lii di koor gi bu jëm ci xeex mbas mi ñaan yàlla su ko defee mbas mi ñu teel a tàggoog moom est-ce que am na ay barab yoo xamante ni fa la ni amalee ñaan comme ni ko archevêque bu Dakar sàkkoo waaw bésu tey justement alarba doomu taal gi mooy bés gi ñu jagleel loolu muy communiqué fukkeelu communiqué bi d'ailleurs bu suñu njiit yi bind ngir ñaan ci mbooloo mi ñu gën a farlu ci ñaan gën a takku ci ñaan bi ci loolu koor gi ma wax ci la bokk ñaan gi ci xol ga la nekk waaye itamit jàppalante bi solidarité partage mun a séddoog miskin yi parce que gis nañu ne itamit mbas mi indi na loraange bu métti ci njaboot yi impact bi dëgg impact bu mag donc bés boobu bésu tey ji la waaye ñu wéyal ko ci biir jamono koor gi yëpp ñu ñaan nit ñi topp ci nu mu gën a baaxee aja Aïssatou waaw ki moom may question nee na maa ngi nelaw rek Abbé léegi koor gi lan mooy est-ce que am na ay digtal ay tegtal yoo xam ne kii bi moom la war a def kii woor chrétien la kii woor kii moom la war a def moom la war a baax na njëkk ci li nga xamante mooy ndigalu suñu kilifay diine yi te ñu koy oowee mandement de carême at bu nekk dañu koy génnee ci biir mandement de carême bi am na ñaari mbir yu am solo ñetteel ba mooy ndigle yi ñaari mbir yi mooy bataaxal bi pape bi di bind at gu nekk ci wàllu koor gi ñaari bi moom mooy bataaxal yi suñuy monseigneur ñi ŋànk conférence épiscopale u Sénégal Guinée-Bissau Mauritanie ak Cap-Vert di bind itamit jagleel ko askan bi ñetteel bi nag moo di li nga xamante ni moo di sa laaj ci yaakaar naa moo di ndigle yi ci koor gi kooru chrétien buñ ko jéemee tënk moo di ñeent fukki fan yi soxna si Fatim wax na ko sànq ñeent fukki fan yi nga xamante ni dañooy dellu ci borom bi suñu yàlla ci koor mooy tànk bu jiitu bi woor ngir mun a yëg ci ñun itamit xëy na xiif bi nga xamante ni am na ñoo xamante moom la ñuy dunde saa su nekk loolu lu njëkk la ñaareel gi mooy mën a topp tànk yi borom bi Yeesu bi nga xamante ni ca manding ba ñu ko fiir seytaan bi kay fiir di koy naan soppalil xeer yi mburu ndax nga mun cee lekk ndax xamoon na ne xiifoon na borom bi ne ko déet du mburu dong addi lekk yi doomu aadama waaye kaddu gi jóge ci borom bi suñu yàlla itamit ñetteel bi mooy li ma doon wax sànq rek mooy partage bi léegi ci kaw loolu baax nañu xamle ne ki nga xamante ne moo war a woor dëgg mooy ki am fukki at ak juróom-ñett 18 ans 18 ans la commencé ba 59 ans juróom fukki at ak juróom-ñeent donc kooku la woor war ci ni ñu koy santaane ci mandu ci lekk ci topp ndigle yi nga xamante ni moom la ñu santaane bañ a wax lu sa yoon nekkul bañ a wax lu sa yoon nekkul loolu koor gu am solo la kooru làmmiñ moom koor gu am solo la bu weesoo loolu itamit ñu mën a delloo siwaat nit ñi ci mandu te ñuy mandu yëpp dëgg la muy ci wàllu sangara ci wàllu cigarette ci wàllu cinébar léeg-léeg sax ci wàllu internet yoo xam ne ak yoo xam ne ñoo addict ci mooy réseaux sociaux ci wàllu sàngara réseaux sociaux yi Abbé ci wàllu sàngara ma foog ne yéen sàngara c'est permis wala waaw xam nga bu ñu nee sàngara daganal nañ ko rek day mel ni dañooy naan lu la neex wala lu waay neex def dafa am ñu ko war a naanee daal voilà nit ki ci boppam buy jëfandikoo loolee di sangara def cee war a ànd ak sagu ju mat sëkk am na sax ci njàngaat yi mbind moo xamante ne Paul Museli moo ko bind mu ngi koy jagleel di koy digal ki nga xamante ni kenn la woon ci taalibeem ne ko del naan tuuti biiñ ngir sa méttitu biir yi ndaxte xam nañu ne sangara itamit fa mu toll am na ay vertu d'accord léegi ci wàllu googu nag yow ci sa bopp yow mi koy jëfandikoo yaa war a xam fa nga cee war a toll ak fa nga cee war a yem am na loo xamante ni surplus la maanaam bu ñàkkoon tamit du ñu manqué sangara bi ci la bokk moo tax ñu ne bu fekkente ne wax dëgg yàlla lii nii li ma ci doon dugal ci koppar takku na bëri na
mun naa maandu naanum sangara bi ngir mën a gën a jàppale miskin yi noonu cigarette ak yeneen Pierre waaw xam nga Pierre Silva dédicace mandement de carême bi luy thème bi. mandement de carême bi comme ni mu ko waxee ñaari thème la bu ci jiitu mooy bu pape François ci mbindam li mu bind muy ñaax chrétien ñi ñu daal di jóg ànd dem Jérusalem. Matthieu 20:18 ci wàllu at gi moom François tànn na at gi niki at bi ñu jagleel Yosef mu sell mi ku dégg Yosef Youssouf voilà moo di ki nga xamante ni moom la ñu dénkoon njaboot bu sell gi dëgg la suñuy monseigneur yi daal di ko jagleel itamit topp ci tànk pap ba atum koor yu ren jile ngir gën koo wone niki royukaay ci biir njàngu bi chemin de croix ren nu muy demee ak ngalax yi waa chemin de croix yi daanaka ku xam koor effectivement xam na ne chemin de croix lu am solo ci la bokk chemin de croix yi ni ñu ko waree amalee dinañ ko wéyal di koy amalee noonu maanaam ci topp coonoy borom bi jaare ko ci station de chemin de croix yi am na sax ci ay bërëb yoo xamante ni dañ koy àndaaleeg messe am na ci ay bërëb yoo xamante ni dañ cey àndaaleeg waare boo xamante ni day gën a farlu nit ñi ci koor dinañ ko wéyalee noonu ci topp ndigle yi nga xamante ni nag moom la ñu santaane ci way kër docteur yi ak itamit ci lépp li nga xamante ni suñu njiit yi firndeel surtout ñaan yi xale yi doon def di def ay procession ci guddi gi ak couvre-feu bi est-ce que ren loolu dina yomb waaw xanaa jafe-jafe bi ca Pâques ba lay dooni nga xamante ni ci la ñuy amal messe de minuit bi messe de minuit boo leen ko déggee mooy ngonal gi lay nga xamante ni mooy tëj koor gi ak daanaka messe de minuit nag généralement 21h lay tàmbalee jàppi ji minuit te mu am lu bëri loo xam ne dañ ko ciy def mu di nangu ñi dab si ngëm gi te ñu def ñetti ati catéchuménat ñetti atu jëmantal yoo xamante ni eh bien may na leen ñu mën a gën a xam diine bi bu ñuy joti baptisé bi ci guddi boobu lañ koy jotee donc messe de minuit yooyu c'est vrai que il va falloir que xëy na ñu adapté wu waat bu fekkente ne ba jamono jooju ñu ngi ñaan yàlla mu nàkk laa boobu voilà inchallah ñi xalaat ne ba jamono jooju bu ñu ci fekkee wax dëgg yàlla dinañu xoolaat li ñuy def de moom loolu lay xalaat ngalax loolu lay préoccupation xam nga ñun sax dañuy defar suñu ngalax waaye suñu ngalax bokk la seen ngalax yi vraiment moom ñu bëggoon a xam ndax ren ngalax dina yaatu daal comme na mu tàmmee yaatu waaw loolu yëpp ci kaw tegu rek ci ni mbas mi di doxee ndaxte daaw amul woon ngalax parce que justement wax dëgg yàlla ñu ngi woon ci na mu gënoon a kawe ci wàllu walalante bi moo taxoon ba ñu ne woon mais c'est important gis nga ngalax boobu partage la cohésion dafa cohésion absolument ñun vraiment daf ñu manqué te fii am naa absolument sama fii xale yi fii kër gi ñun ñu ñaan jox ñoom Émilie ak ñoom Thérèse dañ si profité waare joxuñu ñu léegi nag loolu c'est important nga kii abbé nga leeral ne même bu dee mbas maa ngi fi sax quand même yi daan am baaxantal yooyu nag nu ko ne am ba léegi livre yaa ngi jokkalante leen bañ ay surtout ak mbas mi leen xam nga dañuy bañ contamination te comme dama ko dikk mais quand même ça n'empêche pas ñu def ci ay barquettes yu am classe de livreur ni ko parce que loolu c'est important mooy dialogue non te dafa cher dafa cher waxee rek mooy puisqu'on a vécu avec la maladie pendant un an on peut bien adapter voilà ñu xool yenn yi mais crise économique la nekk te mbas mi c'est un coup nan bàyyi gars yi dugal ko feneen ñu may koy tabaski tamit ñu si crise dañu koy def mais ngalax ñu moom la ñu am quand même pour mun a partager ak yéen lu am important ñun sàngar mënuñu ko bokk ak Pierre de Silva mais lu mel ne ngalax quand même c'est fondamental abbe loolu il faut nga insister c'est important dégg nañu li nga wax te xam naa téléspectateurs yi tamit dégg nañu ko c'est important en fait ngalax gi vraiment dafa di aadawu Sénégal waaw lalu nag ci kaw li nga tudd sànq ñu ngi koy tuddee dialogue islamo-chrétien mooy bëkk gi ñu bëkk Sénégal bokk bi ñu bokk Sénégal plutôt ak itamit di gën a feddali coloré gi am ci diggante yi way diine yi donc vraiment lu am solo la ci àdd googu lu am solo la Sénégal rek ngay ñëw dégg ay mbirum ngalax gi yooyu Sénégal ngay ñëw itamit dégg tabaski jot wala korité jot ñi di yekkalante wala li ni mel donc lu am solo la lu ñu war a yëkkati la wande faw ñu téye lu am solo loo xamante ne waruñu réere mukk moo di lii di solo su dund yi doomu aadama la sacralité de la vie ci wàllu googu comme ni ma ko waxee rek lépp daal aju na lalu na ci kaw mbas mi nu muy doxalee ci bés boobu waaye fii ak booba wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan mais xëy na Fadi bëggoon nañu aussi nga wax ñu organisation koor gi nu mu demee kañ la gars yi bu dee comme fii moom bu dee musulman yi dañ naan heure xëdd heure dog kañ lay commencé kañ lay jeex ci journée bi waaw kooru chrétien
amul xëdd amul dog li ko waral moo di li nga xamante ni moom la ñu digle moo di nga xewlu benn yoon ci bés gi yaa xam ndékki la yaa xam añ la yaa xam reer un repas par jour ci wàllu googu yow mii nga xamante ni yaa tànn suba si ngir mu doon sa waxtu xewlu nga xewlu ci suba si noonu ngoon si noonu itamit ci midi bi yow yaa koy tànnal sa bopp encore une fois de plus li nga xamante ni moom moo di koor gi du rawalante gaal déedéet koor gi dafa di loo xamante ni wax dëgg yàlla li ci ëpp solo mooy gën a tuub rabat suñuy xol yi delluwaat ci borom bi suñu yàlla nu mu gën a rafet bu loolu weesoo xam ngeen ne am na ñoo xamante ni seen santé may leen woor donc am na ñu bëri ñoo xamante ni sax peut-être seen liggéey sax may leen ñu woor am na ay waxambaane yoo xamante ni bu ñu wooree dem école nga am ay jafe-jafe lu tax ñuy woor sant ñu leen woor waaye beneen woor bi leen sant moo di ñu mën a xam ne waxtu bi waxtu bu sell la te ci sellaay gi du donc ñàkk lekk wala ñàkk naan déedéet sellaay gi bokk na ci itamit mandu ci lu bëri loo xamante ni xëy na suñu làmmee dina ci jib te duñu wóor xëy na bokk na ci seddu ak suñu morom dañooy ñëw bokk ak ay xale yoo xamante ni xëy na seen i waajur amuñu moyens yi nga xamante ni ñoom am nañu ko. merci beaucoup ñu mun koy partager ak. jërëjëf waaw Cheikh Tidiane rapidement. Raphaël moom boobu loolu lay bañ a dégg benn repas par jour moom lay bañ a dégg moo tax moom loo ko mu andi la ngan. non Fatou ñuy gërëm Abbé quand même ci disponible kon xam na ni vraiment waaw am nga ay messe yu ngeen war a diriger ak ñaan yi ñu leen di jàll aussi seen naataango di Abbé Thomas Coly nga xamante ne moo nekkoon curé bu Ziguinchor moom it ñu gis moom it taxawaay bu am solo bi mu doon taxaw gis nga photo mag ni ñu ñaanal ko yàlla moom it mu yërëm ko xaare ko aljanna ak sun mi ngi wax aussi sun naataango Thérèse da Silva yàlla def moom it mu ñàkk way jërëm bu jigéen nga sànnil ñu ko ñaan moom soxna Thérèse moom mi nga xamante ne tamit yaayam yàlla yërëm ko xaare ko aljanna ñu koy jaale encore une fois ñu koy jaale waat waaw yëguma ko woon ñu ko koy jaale Abbé Alphonse Biram Ndour curé bu paroisse Saint-Paul bu Grand Yoff amoon nañu mbégte di la dalal ñu souhaité waat encore aussi à Daniel Daniel voilà nous souhaitons un saint temps de carême ak la communauté soo nee toute la communauté bàyyiwuloo kenn parce que Aïssatou mi ngi koy wax Sénégal moo tëggee noonu société lañ boo xam ne cohésion sociale dafa dugg si ñun dafa dialogue islamo-chrétien du ay wax mais réalité la donc ñun ñi nga xam ne dañoo yaroo Gorée xam église Saint-Charles bi fa nekk xamoon bu baax mercredi des cendres vendredi saint donc am nañu yoo xamante ne si vraiment lu rafet la dox si diggante jullit ak chrétien fii ci Sénégal donc ñu ngi souhaité un saint temps de carême comme noo bëri ay xaritu chrétien du ma lim su ma duggee ci lim bi après su ma génnee damay am problème donc je dis le saint temps de carême à toute la communauté ñi nekk si groupe bi ñëpp boo duggee ci lim bi am na fii ak télé bi ak rajo bi neel à tous comme ça nga bañ a am benn tënk-tënk merci beaucoup Abbé ñu ngi leen di souhaiter également très bon courage 40 jours d'abstinence ngeen di def ak pénitence partage voilà mi ngi noonu Abbé amoon nañu mbégte di la dalal Aïssatou à mercredi inchallah Mame Faty avec toujours le même plaisir le grand plaisir de t'accueillir sur ce plateau Aïssatou borom àllarba ji tey moom Aïssatou dafa ñëw def casquette am ba pare ndànk la doon wax tey dafa ñëw rek changer disque waaw yaa ngi yëngal bopp ruube bi ngay bàyyi leen Aïssatou aywa Cheikh Tidiane Chérif à demain on espère que dinañ la am à partir de 6h30 inchallah demain c'est pas damay laajte rek damay laaj ba xam suba di nga ñëw 6h30 wala yow Cheikh à vendredi inchallah demain waaw à demain inchallah donc demain Cheikh Tidiane Cheikh de lu ko neex lay def moom lu ko neex lay def mu ngi noonu Chérif Cheikh Tidiane à demain à partir de 6h30 suñu téléspectateurs yi niñ leen ko waxee c'est toujours un plaisir ñu ànd ak yéen depuis 6h30 il est 9h duñu fi jógee mukk te ñaanal encore une fois kooru jàmm à toute la communauté 40 jours de pénitence yooyu ñi ngi ñaan borom bi lépp li ngeen ciy séntu yàlla na ngeen ko gis Sénégal nekk réewum jàmm xam naa ne doo leen fàttee ñaan au cœur des prières mbas mi jógee fii ci lay doon n'est-ce pas Abbé on vous souhaite une très bonne journée rendez-vous demain à partir de 6h30 tout de suite la team de Yeewu Leen et bien là Bijou Thioro et les autres ñoom ñoo nar a ànd ak yéen ci kanam tuuti bonne journée